bismillah dalal nag jàmm ci xibaaru suba gi juróom-ñaari waxtu tegal na fanweeri simili fii ci télévision info Karang mbokk yi meleen ñu dal li leen dëdal lu gën a fës ci ponk gi benn la nag mu nekk waxtaan bu nga xamante ni waa mouvement sàmm suñu moomeel bu Karang taxaw nañ fas yéene jàkkaarloog askan bi waxtaan ak ñoom ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom moo nekk seen taxawaay fii ci diwaanu Karang ginnaaw bu ñu seetloo seen création bu nga xamante ni amal nañ ko mouvement sàmm suñu moomeel mu nekk le 9 mars 2020 ci coordinateur monsieur Ibrahima Leton Ly taxaw na waxtaan ak ñun ci micro info Karang ngir jëmmal li nga xamante ni moom moo nekk seen taxawaay fii ci diwaanu Karang ak li ko wër suñ fa jógee nag am nañ kàddu ku nga xamante ni moom moo nekk Samba Maron chargé de la communication moom tamit na waxtaan ak ñun waxtaan bu nga xamante ni waxtaan bu am solo la jëmale ko ci diwaanu Karang ngir ñu xam lan moo nekk taxawaayu mouvement sàmm suñu moomeel la naka noonu am nañ tamit ci taxawaayu Amadou Sambourou Sané moom nga xamante ni moo chargé comité de lutte ngir moom tamit àdduna jëmale ko ci askan bi waxtaan ak li nga xamante ni moom moo nekk waa Karang ci kàddu yu nga xamante ni moom maire Diogine Gomis amaloon na ko jëmale ko ci askanu Karang ak li ko wër ci naka noonu fu ponk bi di jeexee ñu jeexale kook ci ki nga xamante ni moo nekk monsieur Balla Dioum chargé de la commission finance moom tamit def na attaque fort jëmale ko ci meexu Karang ngir waxtaan yi nga xamante ni amaloon nañ ko ca diwaanu mairie bu Karang monsieur le maire waxtaan ak ñoom jëmale ak ñoom Balla Dioum taxaw na waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekk askan bi ci kàddu ko micro bu nga xamante ni moo nekk télévision info Karang mbokk yi lii moo gën a fës ci ponk yi xanaa ne su dañ bàyyi leen ngeen daal di yaatal ci nga xamante ni moo nekk suñu correspondant yu nekk ci biir Karang ak li ko wër bismillah salaamaaleykum mbokk yi soppugeeg wóoluti nga xamante ni yéen a ngi koy topp la télévision info Karang may leen ñu daal di dugg ci pon mooy faram fànce gi nga xamante ni moom moo gën a rus ci xibaar ñu tàmbali kook monsieur Ibrahima Leton Ly coordinateur du mouvement sàmm suñu moomeel nii rek la ñuy def jox ko suñu micro mu daal di waxtaan ak ñun ci jëf ji nga xamante ni jëlee nañ ko décision bu nga xamante ni moo nekk taxawaayu mouvement sàmm suñu moomeel fii ci diwaanu Karang. Ibrahima Ly nekk coordonnateur du mouvement sàmm suñu moomeel donc di ànd ak sama bureau su mel ni Samba Maron mi nga xamante ne ni moo yor wàllum communication Pape Diatta Ndaw vice coordonnateur Alassane Diop Babou Diouf ànd ak nga xamante ne mooy Balla Dioum ak Lamine Konté Amadou Sambourou Sané aussi donc ñëwoon tey pour waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy askan wi par rapport ak sàmm suñu moomeel waaw teewaay bi lenn kese la mooy que dañoo ñëw pour waxtaan ak askan wi xamal leen sàmm suñu moomeel bi ñuy dégg lan moo ko tax a jóg defe naa am na solo trop pour askan wi xam lan moo tax sàmm suñu moomeel bii nii mu am defe naa ne jamono yi passé déggoon ngeen coowal gare routière bi mooy garage bi ñu bëri ñu doon wax ne dañuy tuxal li nga xamante ne mooy garage Karang bi te xam nga ne garage Karang mooy entreprise boo xamante ne nii bëri na ay doomu aadama yoo xamante ne si nañuy liggéeyee du mën a Karang kese waaye ñu mbaatu yëpp boo xoolee ñu bëri si nañuy xëyee te fi ñuy suturloo te mu am benn mu nekk le poumon boo xamante ne ni ñu ko gaaree poumon économique du département buñ dëggee coow loolu nag si nañ toog ñun ñi ñu gis ne war nañ mën a waxtaan taxawal fi loo xamante ne nii lépp loo xamante ne suñu moomeel la ñun dinañ taxaw sàmm ko moo taxoon ñu créé li ñuy wax mouvement sàmm suñu moomeel. depuis que ngeen ko créé. ñu ko créé le 9 mars 2020 nañ ko créé mooy kon ma ko expliqué sànq rek bu ñu déggee coowal garage bii nii nga xamante ne ñun ñëpp moom lañ am si nañ waxee ne si nañ retrouver autour de l' essentiel ñun ñii ñu nañ taxaw nañ ko créé pour que ñu mën a sàmm li nga xamante ne mooy suñu moomeel waaye bu loolu weesoo nag wax nañ ne waruñu mën a yem si gare routière bi kese waaye lépp loo xamante ne moomeelu dëkk bi la moomeelu askan wi la ñun waa sàmm suñu moomeel dinañ ko sàmm te nañ ko war a sàmmee
waaw lu moo tax nag du gaaru ci kese moo ñu tax a jóg waaye yeneen mbir yi nga xamante ne nii askan wi ñoo ko moom jàpp nañ ne sàmm suñu moomeel war na sa dox ay jéego ba nga xamante ne askan bi dañ ko gis seen bopp loolu daal moo nekkoon li nga xamante ne nii moo tax sàmm suñu moomeel judd. di la wax ne lii foog ñu def ko parce que il faut ñu gën ñu tamit leeralal askan wi te defe naa ne liñ fa war a leeral yëpp leeral nañ ko bu dee wut information danañ uti information te lépp li nga xamante ne am nañ ko tegal nañ ko askan wi vraiment di wax ne rek ne sàmm suñu moomeel li ko tax a judd nit ñi xam nañ ko te am na ñuy wax wàllum légitimité te en dehors si légitimité boobu ñunu ay citoyen lañ si askan bi lañ bokk te am nañ droit lépp loo xamante ne moomeel askan wi la am nañ droit dem saytu ji ko ñun en tant que ñu dëkk Karang en tant que Karang waa am nañ droit boobu noonu quoi donc di wax loolu ay affaire légitimité loolu def naa ne sax loolu dañ ko mën a tegee de côté quoi leneen li ñu siy wax mooy pour ñu mën a tëj mooy que ne suñu njiit dëkk bi monsieur le maire mu xam ne fii nii ay nawlem la fi nekkal moo xam ne képp ku fi nekk tey moom moo la jiite te jiite bu ñu jiitee war na rafet parce que tey dina fi jógee te keneen dina fi ñëw te bu fi jógee tamit wax dëgg yàlla war na fa mën a bàyyi woy bu rafet te woy bu rafet nag ni doomu aadama yaa ko liggéeyal sa bopp waaw bu fekkente ne da nga nekk si pouvoir nag loolu neex nga di koy doxalee loolu neex nga koy defee bés na ñëw vraiment di nga fi jógee te ni nga koy jógee tamit mu ne la bañ a neex quoi di ko wax rek ne ñun xeexuñu ko encore une fois li ñu tax a jóg mooy suñu moomeel bi ñu am ñu sàmm ko te di ko wax ne comité de pilotage bi nga xamante ne teg na ko fi te jaarlu si yoon vraiment ñun de sàmm suñu moomeel balaa ñuy jàll si lenn si ay acte wala si reneen na fexe daal mu revenir à la raison loolu mu teg ko suñu ko war a tegee askan wi tànn lañ ko seen bopp parce que suñu représentant ñoom ñoo ko war a tànn suñu bopp vraiment loolu am lu ma ko tëjee di jaajëfal ñëpp di woo nag ndaw ñi surtout ndaw ñi di woo jigéen ñi di woo population bi yëpp ñëw rejoindre li nga xamante ne mooy mouvement sàmm suñu moomeel ñu nekk benn parce que bu ñu nekkee benn lépp loo xamante ne Karang ko moom ñi ko yor dinañ xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi fi de tey suñ ko jaarale si yoon dinañ dal suñu kaw def naa ne loolu mooy tax ñu atteindre suñu objectif di jaajëfal ñëpp te di remercier ñi nga xamante ne ñoom la àndal si liggéey bi mooy bureau bi nga xamante ne ñooy ànd di liggéey quoi jërë ngeen jëf waaw info Karang moom def naa ne dafa doon loo xamante ne ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que boo xoolee tey ki nga xamante ne mooy Dj Ama suñu promotionnaire la ñoo bokkoon classe fii ñoo jàngandoo te yàlla def mu dem def ay preuve am ba nga tey ngi fu ñuy wax Walfadjri dellusiwaat na xalaat askanam parce que lii mooy développement tey dem nga ba am benn xam-xam bi dellusiwaat nga sa xam-xam boobu noonu ñëw di ko delawaat si askan bi su ma sañoon daal te li may ñaan aussi population bu Karang mooy ñëpp ñu abonné wu si lay joxe en temps réel la koy joxe te ku koy joxe aussi tamit mooy Dj Ama boobu noonu suñu doom la waaw soo gisee suñu doom la maanaam doomu Karang la parce que fii la nekk fii lay yeewoo fii lay defee lépp te lépp lu mu am fii la ko indi vraiment di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla aussi liggéey bi gën a yaatu Karang gën a naat ñëpp gis seen bopp quoi. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq ci koor gi te di leen baal di ñaan yàlla aussi mu jëleel ñu fi mbas mi ni mu gën a gaawe sunu moomeel dafa juddu pour taxawal askanam sàmm li nga xam ne ni moom la askan wi moom loolu nag dafa doon xeex bu xam ne boo koy xeex des fois di nga am ki nga xam ne malgré que ci askan wi la bokk waaye di ngeen fenxalante ba mu mel ni sa noon lay doon wala sa adversaire loolu te fu mu amee rek coow day jug wax day jug loolu mooy waral yëngu-yëngu bi ak dégg bi nga koy dégg ci biir dëkk bi. waaw am na lu ne ci dëkk bi du ma ko tuddee injustice waaye dafa doon lu xam ne daal dafa doy waar sax pour nga qualifier ko parce que wax dëgg yàlla boo fekkee mbir ñu ne yoon na la nii nga ko war a doxalee nga seet ni la arrangé nga doxalee ko loolu man dama am problème pour utiliser mot bi ma koy qualifier. taxawaay bi ñu fas yéene pour taxaw di ñaan ñëpp ñaanal ñi ci te jàppale ñi ci mooy lépp lu xam ne dëppoowul ak yoon mu war a tegee ci askanu Karang moo xam ci benn jëmm la moo xam ci ñëpp la ñu taxaw ci dox ci tànk ba mu tegee ci yoon lépp luy alal bu xam ne askan wi ñoo ko moom nit yor ko ci yorin bi nga xam ne wala mu utiliser ko ci na nga xam ne naka sudul noonu la ñu taxaw dox ci ba loolu noonu delluwaat ci yoon. waaw problème mu forage bi
dafa nekk problème boo xam ne lu xaw a yàgg la fa mu commencé woon nag dañoo amoon problème pour am ndox ci dëkk bi ñu nekk di ko dund am na ñu génnoon defoon seeni marche ba ñu am deuxième forage boobu bi ñu ko amee balaa muy commencé fonctionner dañoo continuer waat ci ñàkk ndox gu tar googu noonu ba benn jamono forage bi war a ñëw fonctionner en même temps ñu war fi jëlee Asifor teg fi Ofor bi loolu amee war nañ monter benn comité de pilotage parce que bu comité bee génne beneen moo war a dugg waaye boobu dafa am ay charte yu ñu teg charte yi ne nii la ñu ko war a monter waaye gis nañ ne comité boobu noonu ki nga xam ne moo fi nekk tey di kilifa dëkk bi en même temps nekk président ci comité boobu noonu ni mu tegee comité boobu noonu dëppoowul ak li charte yi wax léegi sàmm sunu moomeel ay ndawam demoon nañ gis ko poser ko ay question mu répondre leen sàmm sunu moomeel jógee na fa gis ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb di doon xeex pour que charte yooyu noonu ñu tënku ci pour taxawal comité boobu dajale na ñaari wax yi am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ñoo xam ne demal nañ seen bopp jëli ñëw mais lépp li ñu gis li ñëpp trouvé mooy que charte yi dañ koo jalgati charte yi ñu jalgati noonu sàmm sunu moomeel day woowaat ki nga xam ne mooy njiit bi mu revenir at ci loolu jëlee ko ci fi nga xam ne nii du yoon indi ko teg ko ci à la normale dañ koy wax mu dégg ko en même temps dinañu bind déposer ko fépp fu ñu ko war a mën a déposer jox ko moom toog xaar réponse tout li ñuy xaar ci ab njiit diw bu jàkkaarloog man nii la mel bu jàkkaarloog man nii la mel day jàkkaarloo ak yow am ni mu waxee ci jox la cër torop wala mu am ab benn kersa gu mu am ci yow waaye mu nekk ak ay nawleem di waxtaan wax lii dëgg nag ak xalab nit du benn bon jàpp naa ne yow mi nga xam ne yaay kilifa ku nekk di ñëw ci yow am na kii ñëw ci yow daal am na loo xam ne boo ko waxalee tey suba ci biti dootoo ko gis. dañoo nekk ci un pays de droit maanaam lépp li nga xam ne ñun ñoo ko moom dañ koy jël maanaam boo ñu téyelee suñu alal téyewoo ko ci naka sudul noonu li ñu yoon may pour ñu doxee ko nga tegal ñu ko ci yoon dañ koy def bu ñu ko defee sottiwul dinañ demaat seetiwaat ban manière la ñuy jëlaat pour ñëw xeex loolu jeunes yi dañ def gauche droite dañ koy wax souvent gis-gis yi ñoo wuute toujours man j'ai l'habitude de le dire ne ñu dajeewaat waxtaan ñun jeunesse bi yëpp ñu ànd dem vers la population woo leen ñu xamal leen lan la ñuy dox ut seenu ndimbal ñu ànd ensemble xeex intérêt karam di remercier ñëpp di gën a encourager sama waa équipe di xam ne di leen wax ne li ñu songu diis na jafe na aussi te wax dëgg yàlla dinañ ci dégg lu ne dinañ dajeeg lu ne mais nañu xam ne dëgg moom boo ci nekkee ba keroog fa ñuy mujjee yow daal yaay gagné la bataille li bon daal mooy dox ci lu dul dëgg. passage maa ngi nuyu population bi yëpp di wax ne daal vraiment kontaan naa bu baax a baax ñu ngi fay bu baax waa Info Karang di leen di jaajëfal bu baax a baax di am contentement bu baax a baax di taxaw fii tey bëgg a waxtaan ak askanu Karang au passage ñu ngi nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn dëkk bi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp ñi nga xamante ne daal ñu ngi yeewoo ci dëkk bi daal ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. Info Karang d'abord ci disponibilité bi au passage tamit sama naataango yi ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi fii seen nelaw doyatut seen lekk doyatut dañuy nekk sa moment de rupture waroon jàkkaarloog ndogg bi bàyyi ko fa dem ci yeneen li ko waral mooy dëkk bi na jëm kanam te loolu foog naa loolu vraiment sacerdoce la sama li ma ciy wax rek mooy wane ne ñu gën a dëggu gën a sax bokk doon benn xam ne Karang ñoo ko moom ñoo ko bokk mënuñu koo séddoo li ngeen bokk na mënu leen koo séddoo ku nekk na ci béy la ca war rek foog naa daal loolu mooy jëf mouvement bii di sàmm suñu moomeel foog naa créé nañ ko comme suñu naataango nu mu ko waxee léegi le 9 mars bi passé
voilà ci biir loolu tegoon nañ ay postes yi nga xamante ne ay postes respectifs la ku ci nekk si ñun amoon ci cër man nag ma jiitoon bi nga xamante ne mooy comité de lutte waaw comité de lutte boobu man maa ci nekk ci kaw ànd ceeg samay naataango aussi ñu di si liggéey. solo sax boo xoolee moo sàmm suñu moomeel comme ni ñu koy waxee moo bi nekkul lu gratuit nekkul lu hasard dafa wuyoo place am lu fi ne la lu ñu moom moo xam yàgg na fi moo xam mu ngi doog a ñëw mooy xam luy ñëw suba la sàmm suñu moomeel dafa taxaw pour garantie loolu pour baaxee mu dolli ko bu négatifee mu fexe ko mu baax loolu mooy sunu kii taxawaay bi nag foog naa yomb na. mooy lan fexe ba ñun suñu bopp ñun dëgg si liñ nekk te effectivement loolu ci loolu lañ tànk yooyu lañ taxaw tànk yooyu la ñu nekk appréciation yi bëri na wax ji bëri na sàmm suñu moomeel nii sàmm suñu moomeel waaye sàmm suñu moomeel moom idéologie moom xam na ko mu ngi koy véhiculer te du ko mos a raté incha allahu rabbi leneen li ma ci yokk mooy peut-être comme dafa am cas bu précis bi nga xam te moom lañ nekk tey muy cas comité de pilotage bi nga xamante ne moom moo fi nekk tey muy OFOR boobu noonu tey monsieur le maire Diogine Gomis moo jiite comité de pilotage boobu noonu ñu ngi koy dégg na mu ngi wax keroog mu ne moom mu ngi wax en tant que président comité. bu ñu waxee comité de pilotage ak bu munti ne du OFOR bi rek moo tax ñu wax wala ASIFOR bi fi nekkoon wala comité de pilotage mun na nekk fu ne. comité bu ñu ko waxee ay nit ñu daje lañ benn mbooloo bu takku bu restreint bi nga xam dafa war a nekk fii pour doxal ay mbir. pilotage bu ñu ko waxee mooy yéenay comme ni ma ko waxee léegi yéenay doxal mbir bi yéen a koy piloté nu mu war a taxawee ci yoon yéen a ko ciy teg su waree dëng yéen a koy teg laqarti jéem ko teg mu nekk ci yoon léegi ci biir comité de pilotage boobu noonu. gis nañ ne comme ni ko suñu naataangooy waxee fal nañ ko ci fal bi nga xamante ne tegawut ak charte yi ku ko def nag moom mooy suñu njiitu dëkk muy monsieur le maire. li ñu war a jël moom dafa leer c'est clair nekkuñu fii pour wax ne lii ak xam nga fan lañ doon amee lenn lu ñuy négocier wala lu ñuy xaar day fekk ne xëy na la maire def moom moo dëppoo ak charte bi waaye comme yàlla dafa def na moom dafa réagir volontairement maanaam moom li ko neex ak li nga xamante ne moom la jàpp ne moom la bëgg a def moom la def te am li nga xamante ne moom la waroon def mu ba ko fa luñ bëgg mooy décision bii mu jël def ko teg ko sur place na ci génnaat loolu ñun ñoo ko d'abord nga baal balaa maa ñëw stratégie sax maanaam lépp paradoxe dégg naa ko mu ngi wax barki démb mu ngi wax waxu démembrement de l'État mu ngi wax en même temps ne damay wax man en tant que président comité de pilotage loolu paradoxe la maanaam dafa antagoniste nii la def est-ce que dégg nga wax ji tey da ngay wax en tant que président comité pilotage wala nga wax en tant que maire mu ngi jàppalee ci turu maire mu ngi jëlee ci mu ngi waxee ci comité de pilotage léegi man li ma am mooy les message bi may lancé ak li may wax askan bi mooy ñu xam ñoom ñooy ñan ñu xam ne ku fi am valeur ñoom ñoo la valoriser ku fi ñàkk valeur ñoom ñoo la dévaloriser ñu xam ne ñun newuñ fii pour caaxaan newuñ fii pour indexer qui que ce soit xam nga lan moo ñu intéresse fu vérité bi nekk ñu ànd si dem ba jeex fu dëgg fu fen nekk ñu jàpp ko teg ko nee ñun mooy si waaw yëpp foog naa yàggul sax si biir sàmm suñu moomeel maa ngi fay dugal benn vocal bu mel noonu di la xamal ne xëy na bëgg-bëgg yi du wuute waaye gis-gis yi mooy wuute ba joxe exemple tey nit boo jógee war a tukki ñun ñëpp suñu destination bu dee Kaolack la bu jege bi tey ku nekk am na lu mu choisir sama naataango bii di Balla choisir na jël taxi am man xëy na cette place moo ma gënal kii xëy na bus la bëgg ku nekk nag la nga bëgg ba jël ko loolu yow la intéressé mais xam nga lan mooy suñu avantage Kaolack bañ jëm nañ fa yegg fàcc ñu soxla moom exemple boobu laay joxe ci lii comprendre nga jeunesse bi mën nañu wute ci ay gis-gis ba laalante bañ foog ne sax jubóowuñ fekk jubóo nañ de gis-gis yi ñoo nekkul benn waaye bëgg-bëgg benn la suñ xamoon ne kii bu ñëwee waaw bu ñëwee jël si kii ñëw jël kii jël kii lu ñuy kii buñ xamoon ne benn la duñ fa nekk sax ku njëkk a wax rek la ñuy topp mais te parce que da ngay jàpp ne xëy na la ma jàpp ni moom idée bi mooy c'est la bonne idée kay jàpp ne kay jàpp mais bëgg-bëgg bi mooy avantage bi destination bi fañ jëm kon jeunes yi li ma leen di lancé mooy dañ koy faral di wax ma ban façon jeunesse nga am moo wax la ban avenir ngay am suba effectivement parce que doo fi gis mukk tey police di recruter dem recruter pas doo fi gis armée di recruter pas doo fi gis tey ñuy recruter comment dirais-je école enseignants yi dem recruter pas toujours jeune la ñuy recruter xam nga lan la symboliser kattan outil de travail kon jeune mooy outil de travail bi nga xam ne mooy moteur développement dëkk luñ biijoo dañ koy accepter parce que am na ko waxoon Karl Marx la suma jiwmu la contradiction est le moteur de l'histoire wala est le moteur du développement wute gu ñuy wute nii ma concurrence la kay concurrence mo mooy tax ñu accéder ci développement mais buñ toogee rek yaacaaral kii def rek ñu ne la nga def baax na duñ dem foofu lañ toll nii maire bu jàppee ne ñun dañ koy contrecarrer mu ngi nax boppam suba dañuy ànd ak moom am na ko wax sama naataango yi lëngoo mbàgg dem xeexaat beneen combat nu mu ko rafetloo woon au début foog ne bës a ngi ñëw duñ dal ci kawam bës a ngi ñëw dina rafetluwaat parce que xëy na la ñuy dem xeex yi dañuy ànd ñun ak moom duñ dal ci kawam waaye nag tey dafa foog ne moom lañ amal amul ça personne ne nous intéresse pas encore une fois
xam na ñu intéressé lu mu ñu yoral sàmmal ñu ko mu war koo teg ni nga xam ne askan bi noonu la ko bëggee mu jaarale ko fu mu war a jaar du dëgg quartier yi ñi ñu waroon convoqué comme ni ko gars yi waxee texte yi ni mu ko waxee ñi ñu war a convoqué ñu daje loolu pour far comité boobu noonu ñu jaarale ko foofu su amul nag ñun dañ koy ne lii ñun ñoo ko moom ça nous appartient xooluñ ci leneen ak leneen maire monsieur le maire waaw jox ñu lu ñu moom dañ koy delloo teg ko nu mu war a tege loolu mooy. man la Pape Diatta Ndao di vice coordinateur Loton lii ni sàmm suñu moomeel nekkewu fi lu dul intérêt Karang du intérêt qui que ce soit intérêt Karang moo ko tax a jóg ba ñu toogee gis ni dafa am problème mu ndox problème mu comité ci wàllum ndox bi si lañ jóg ne ñu jéem a xool fan la dëgg féete bañ ci pare ne lañ dem ci mairie ba bañ demee ci mairie ba monsieur le maire recevoir ñu ba ñu recevoir ñu posé ko ay questions pour xam fan la dëgg féete maire répondre am lu ñu jot a répondre lu ñu répondre mooy dañuy jël de façon très ramassée mooy que ni daf ñu ne dafa tànn ginnaaw ba mu doonee président bi comité bi dafa tànn mooy Abdou Lahad ak ku ñuy wax moom Maimouna Sissoko Maimouna Sissoko mooy secrétaire bi Abdou Lahad Maimouna Sissoko mooy trésorier bi Abdou Lahad mooy secrétaire général bi ñun ñëwuñu fa woon lu dul xam des renseignements mu jox ñu renseignements yi te boobu maa ngi dugal en passage mu ngi doon laajte sax masque te mu ngi takk masque boobu mi ngi yore masque te mi laajte nañ ko indil masque waaye loolu bref loolu c'était juste rek pour sànni ko xeer lañ bañ jógee si loolu am na beneen groupe bi nga xam ni daf fi ñëwoon pour taxawaayu moom tamit si wàllu benn comité bu ñuy wax benn mouvement bu ñuy wax les usagers le collectif des usagers du forage de Karang ñooñu tam dem nañ leen seeti bañ leen seetee tamit même question yu ñu posé monsieur le maire ce sont les mêmes questions lañ posé ñooñu tamit ñoom tam ñu expliquer ñu ba ñu expliquer loolu yëpp la ñu dajale ñoom ñaar ñëpp seen explication ñu dugal ko ci groupe sàmm sunu moomeel lii daal lañ amoon ci luñ ci wax ci côté googu mais ba ñu gisee loolu ba pare dañoo constaté ni dafa am ay jalgate yu ñu def loo xamante ni maire moo ko def du ñu ñoo ko wax de ñëpp a ko wax waaw bukki nag mu ne xamul dëgg mais lu ñëpp wax nag moom lay jàpp le maire mu neex mu naqari dafa jalgati loolu nañ ko xam loolu daal laa am loo xamante ni si lu may si dafa am ay texte yoo xamante ni moo tënk nan la ñuy créer comité ne soo leen bëggee créer comité fii ak fii ak fii ak fii ngeen di jaar mais loolu bañ ko xoolee loolu yëpp daf ko bafoué lenn lañ la respecté mooy président loolu texte beek xamay pour mu doon président ginnaaw loolu leneen lu mu def si comité bi daf ko jalgati dañuy wax sunu akulaay taala nekkuñu fii di farfarloo kenn mais dañuy wax sunu akulaay taala ginnaaw président ñaari poste yu mu nommé yëpp daf leen copté moom moo ko wax si làmmiñu boppam daf leen copté waaw loolu daal laa amoon si lu ma siy wax. moom dama koy waxaat tey mooy que ne ñun suñu kër ba nit ki di indi facture bi suñu kër dafa ne monsieur le maire moo ñu fayal 2000 francs si suñu biir facture ba ma ñëwee maire bi wax ma ko ne ma monsieur le maire nee na moo ñu fayal 2000 francs si biir facture bi ma ne ko léegi def leen ndànk monsieur le maire amul loo xamante ni war na ko mun a jël di ko fayal nit dafa am benn comité bu ñu teg fii si suñu xaalis ñun ñii nga xam ne loolu lañ gagné dañ ko dajale ba
Asifor nekkee fii lu mu jot a liggéey mu toll ci 14 millions 800 000 si lu ma foog si lañ jël jàppale ci waat askan gi mais du question ni monsieur le maire moo jël ci gafagaam jàppale population bi mais si sunu gafaka ñun la jël jàppale ñu si waaw te ba pare di ko remercier tamit si initiative bi parce que puisque moom mooy piloté dañ ko siy remercier geste bu noble la mais nag na ñëpp xam ni du maire bi moo jël xaalisam dugal ko ci waaw xaalisu dëkk bi la. waaw muy génne loolu est-ce que waxtaan na si ñu doon waxtaan. waaw xam nga benn comme ni ñu ko waxee mooy comité bu mu tegle moom bañ ko laajee dafa ne si restaurant la waxtaaneeg Abdou Lahat ak Oumy Sissoko Maimouna Sissoko si wàllum nan la ñuy def ba gérer loolu ba génne seen 4 millions 46 000 si restaurant lañ ko lijjantee waaw te loolu dama ne d'une part am na lu mu jalgati 4 millions 46 000 yi 500 000 yi pour jàppale police ba mu am ndox la mais 1 million 546 000 yi moom moo dem si facture yi lii daal la am. normal police maire génnee somb bu mel noonu di ko jagleel police parce que am na feneen foo xamante ni doon na fa gën a rafet. waaw xam nga tey mënuñu la wax ni c'est normal wala c'est pas normal benn poste de santé yàgg nay wax ni dafa am problème mu ndox te ñun ñëpp xam nañ ni poste de santé am na problème mu ndox te def naa balaa ngeen ay sécurité ne santé ba pare te ginnaaw loolu. police daf ko demandé depuis 2014 d'après moom lu mu wax lu tax muy xaar ba léegi nii mu ne police da koy jàppale man loolu lañ moo ma si dérangé mais war na mun a jàppale poste war na mun a jàppale police mais nan la ko jàppale fu mu sukkandiku mooy pandémie bi am moo tax mu defee noonu lii daal laa am si loo xamante ni dama ko si yokk jërëjëf. ñoo xam ne ñun ñoo seq lii ñuy wax sàmm suñu moomeel borom tur bu rafet bi di wax ne maa ngi tudd Balla Dioum dëkk Kaarang doon membre ci sàmm suñu moomeel man maa yor commission finance maa jiite commission boobu merci. d'accord lan nga mën a addu jëmale ko tey si taxawaay bi nga xamante ni tey ñu ngi ko waxtaanee si jëmale ko si sàmm suñu moomeel ci biir Kaarang. voilà sàmm suñu moomeel moom je pense que képp ku ci wax lu débordé rek dafa fekk da nga xamul lan mooy mission am ñun suñu mission dafa noble suñu mission day dem ci lépp loo xam ne yàqu-yàqu la ñu defar ko je pense que lépp loo xam ne day mu ngi jëm ci ñàkk bi rek ñu indiwaat ko rafetal ko. je pense que loolu mooy suñu mission ñun suñu mission nekkul ci détail nekkul ci yeneen nekkul diabolisation nekkul leneen mais je pense que boo demee ba ciy wax rek bay jéem a indi yeneen détail ak lii daa fekk xamoo mission bu ñu assigné mission boo xam ne ñun objectif bu ñu visé et objectif réellement sàmm suñu moomeel voilà loolu daal laa mën lu may wax muy que sàmm suñu moomeel moom lu muy def ñëpp ko saluer kanaa kay mu dal sa kaw ba pare nga retourner wax leneen mais moom je pense que mission bu ñu def ñëpp rafetlu nañ ko waaw juste que jànguñu moom je pense que population boo jëlee am nañu jàng am nañu jàngul am nañu jàng ba yegg ba yegg kayit am na ñoo xam ne jànguñ dara waaw loolu moom je pense que différence boobu loolu du wax sax loolu moom je pense du wax parce que nit ñi jànguñ moom waaw loolu moom man moom fooguma sax ne wax la quoi parce que déjà loolu xam nañ parce que da ngay gis couche bi ñi jàng nañ ñi jànguñ waaw ñu jàngul rek lay waxal ñu jàng moom ñoo ngi fi parce que moom xam na ne sax ñi jàng nañ parce que am na ñoo xam ne moom xam na ñu muy jàkkaar loolu xam ne ni ñi jàng nañ bu baax xam nga rek lu ko teg foofu noonu nekkul ne fu mu nekk jàng moo ko may wala leneen non du loolu de loolu may ko de juste que am nañu ko gën a jàng foofu te nekkuñ foofu waaw loolu moom bu ko waxee je pense que c'est pour taquiner comme ça rek mais nekkul loo xam ne da ko wax xam nga pour déstabiliser wala pour affaire yooyu noonu voilà. non loolu moom kanam moom moo ko gisee noonu mais man moom d'après lu ma fa dégg ak lu ñu raconté même chose la xanaa nit kat xam nga rek boo kii raconte voilà di nga am loo xam ne di nga ko trahir loolu moom mun nañ ko accepter lu légère lay doon mais moom lu ñu wax foofu moom ak man lu ma dégg ak lu ñu fa wax benn la voilà lu ñu fa wax ak moom benn la xanaa mu fekk ne mu arrangé ko wala mu ñàkk ko arrangé mais moom lu fa gars yi wax moom lépp dëgg la juste que ma revenir waat rek que maire moom buñ demee premièrement sax moom daf ñu taakale
taakale la commencé ne voilà yéen moom yéen ku leen nii ngeen may seetsee wala affaire yooyu man maa ne ko maire non du loolu sax juste nga xam ne dañ la woo Ibrahima da la woo jotu la mu ne ak allez-y kaa leen ci salle délibération ñu dugg ñu nuyoo lii mu ne yéen sax ban légitimité ngeen am ba lii nii mais après situation bi ñu géré ko mais ñu posé ko question yi ñu ko posé yëpp nag répondre na question yi am na yoo xam ne ànd nañ ci am na yoo xam ne ànduñ ci comme cas police bi lu mu ci expliqué ñu ne lii kat yenoon a maana voilà incompréhension moo amoon foofu loolu yenn maana juste que luñ ci déploré mooy temps bu mu ko def mu xaar ba heure bi doo ko def loolu la ci nit ñi déploré mais côté boobu moom nit ñi mais comité bi nit ñi xam nañ ne lu mu tegu jaarul yoon parce que moom da ko def ak faveur am parce que nit ku nekk rationalisme rek nit ku nekk da nga rationnel ci say acte xam nga lépp looy def rek foog nga ne ñii ñu ma ànd ak ñoom mooy tax mu réussir sama objectif et tout ça xam naa lu moo tax mu def choix boobu mais bu nekkee texte yi lañ basé réellement texte yi lu mu wax moom defu ko am na benn article bu mu ñu woo sax ne ñu fan nga lañ mentionné fii nii ne bu may def choix quartier yi man dama war a def benn ensemble fan lañ ko mentionné foofu noonu fan lañ ko mentionné mais tamit mentionné wuñ fenn bu ñuy def choix yi moom tamit dafa war a def choix d'une manière individuelle xam nga muy que loolu moom je pense que xel mu rafet rek moo ko waroon may mu toog jël choix yi jaarale ko ci yoon que coow li yëpp mu fay coow li te man maa ngi koy jox benn conseil muy puisque 1 an c'est renouvelable pendant 1 an n'est-ce pas loolu la ñu wax c'est renouvelable bii di ñëw mu jéem a programmer loolu nit ñi ñëw ñu jéem a xool ni ñu ko defee teg ko ci yoon moo gën coow jigul dëkk te dëkk bii dafa nekk en retard nañ jéem a xool nu ñu harmoniser nos forces et nos actions pour que tey jii Karang ñu mën ko yóbbu fu sori loolu daal laa moon lu may wax ci côté bi. suñu discours les questions politiques comme maanaam loo ci bëgg a wax. su ngeen taxawee ak politicien di wax seen bopp te da ngay waxal lu leen yónni est-ce que yéen ci bàyyi xel. di wax suñu bopp non je ne pense pas ñoom ay nit lañ te ñun doonu nit ñoo xam ne ñoom ñooy kan sax lay wax. ñoom ay nit lañ te suñuy frère lañ ñoom doonuñ ay nit ñoo xam ne nit ñu nekk extérieur lañ mais bokk dëkk bi mii nante ñu nekk suñuy mag ñi nekk suñuy papa ñi nekk suñuy nijaay kon lan moo tax ñun ñi ñu taxaw seen kanam di changer visage wala di def leneen pourquoi la loolu foo ñoom loolu fuñ ko teg waaw ban intérêt léegi ban intérêt moom lay laajte foofu ban intérêt que ñun dañoo dem di wax suñu waxu bopp wala dañoo wax waxu sàmm suñu moomeel maire waroon na préciser loolu bu nekkee moom moo wax loolu war na ko préciser ndax dañoo dem di wax suñu intérêt bopp wala di dem di wax sàmm suñu moomeel je pense que maire nekkul ku ñuy ragal sax maire dañ ko fi teg pour population bi ku am soxla dem foofu diisoo koog moom loolu lañ ko fi teg maire nekku fii pour ñu ragal ko nekku fi comme genre gendarme comme nit ñi ragale non du loolu de maire dafi nekk nit ñi bu ñu amee seen soxla ñu dem diisoog moom bu ñu amee lu leen jaaxal ñu dem waxtaan ak moom mu wax ñu dëgg nañu lii moo am ñu dem raconter population bi ne lii moo am maire bu ñu fa demee lu ñu concerné lañ fa wax que poser ko question population bi nag jaaxle nañ ci comité bi loolu lañ bëgg nga éclaircir ñu poser ko ay question mu répondre ci question au delà de ça waxuñ fa dara lenn lu fi am dégg naa am kuy wax ci groupe bi di wax ne dañoo dem foofu di saagante xam nga lan moo gën a bon mooy ko wax lu la leerul gis nga bu nekkee mensonge dafa présent dans nos lii nii dafa présent ci suñuy kaddu billahi il est très difficile que ñu gis dëgg te tamit je suis responsable de ce que je dis mais je ne suis pas responsable de ce que vous entendez ah loolu ni dégg ak man lu may wax du benn loolu ni dégg mun nga ko déggee neneen mun naa wax kii déggee ko ne kii déggee ko ne mun naa am nag moom foofu la gisee lu ñu wax da ko déggee neneen te ñu moom lu mu wax lañ wax waaw même kaddu yu mu wax moom lañ waxaat sincèrement loolu la am pour wax te buñ demee foofu amul benn divergence bu fa am juste que Fall moo ko posé question mu waxaat ko Fall na ko mu répété waat ko ma ne ko bàyyi comme moom wax na ci ñun dëgg nañ buñ demee nañ waxee nu mu ñu ko waxee loolu kese moo ci nekkoon divergence mais au delà de ça amul leneen te luñ doon waxtaan yëpp di ci wax foofu noonu maire yëpp convergence la woon juste que man maa ko wax ne mu bàyyi maire mu wax librement bu paree maire lu mu wax ñu waxaat loolu c'est simple comme bonjour nit ñi nag ñu faire la part des choses loolu daal moo fa nekkoon luñ fa waxtaanee mais amul dara loo xam ne dem nañ wax ko fa mairie loo xam ne c'est affaire personnelle la man bu ma amee affaire personnelle rek maire man xam naa mairie bu baax a baax damay dox ba foofu ne ko maire lii kon boog na nit ñi bàyyi li ñuy wax te tamit il est très facile de se cacher derrière son clavier et faire le petit bandit dama koy wax toujours da ngay nekk sa ginnaaw clavier di wax lu nekk WhatsApp yi moo tax nit ñi yabante te war nañ bàyyiwante xel xam ne lii nii dëkk bi ñoo ko bokk problème nag soow fa je pense que histoire du ko régler dañuy waxtaan ci jàmm ñu toog waxtaan ñu xool les parts des choses dëgg bi fii la féetee ñu lijjanti dëgg boobu ñu dem suñu yoon moo ëpp solo lu ñuy def amul benn njëriñ loolu daal laa moon lu may wax. waaw mooy moo woo nit ñi rek ñu ñëw ñu à la raisonnable rek ñu raisonnable voilà juste que moo woo leen que ñu ñëw ñu bàyyi seen xel que lu ñu def nii ñoom lañ koy defal population bi defaluñ ko suñu bopp ñun ku nekk mun nga dem toog fee de ku nekk mun nga toog fee di seetaan mais nag dafa nekk ni ay ndaw lañ ci dëkk bi lañ dëkk buñ gisee loo xam ne doxul ñu jóg dox ci wax ci ba lu ñu yàlla def ñu xam ne noonu la loolu moo nekk sama mot
de la fin loolu lay terminer di leen wax ne nañ revenir ñu bàyyi seen détail baaxul Karang bëri na détail trop nañ bàyyi détail lu nekk nit lu ñaaw loo xamal nit wax ko loolu baaxul WhatsApp nekkul pour wax lu ñaaw ñun jóguñ pour ñu ñuy wax naan nii nga mel Balla nii nga mel kii nii nga mel ne jóguñ pour loolu dañoo jóg pour benn problème nañ ñu wax waxu problème boobu noonu ñu bàyyi nit ñi ñuy indexé nañ bàyyi nit ñi ñuy indexé ngir yàlla loolu laa am pour lu may tëjee di nuyu ñëpp di nuyu population bi yëpp di leen wax ne ci loolu nekk lu noble la que ñu teg ko ci yoon rek loolu lay sant ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf